salaamaaleykum sama gaay akama baax moo dellu si waat di defaat beneen taxaw seetlu si weekend bi nga xamante ni si la ñu nekk. Akama baax nag ma ngi leen di wax ni bagage yi ma ngi si YouTube bi boo leen tapé akama def espace bind baax di ngeen gis vidéo yëpp. Dinañ dagg nag ay séquences yu ndaw yoo xamante ne dinay jaar par Facebook wala par TikTok, mais yooyu yëpp ay genre annonce la rek, mais vidéo intégrale bi si YouTube bi lay gën a nekk. Di leen ñaan gars yi ngeen di partager bagage yi muy gën di yaatu ba pare ngeen abonné page YouTube bi, parce que page YouTube bi boo leen ko abonné rek vidéo bu ñu dugal waa YouTube dañ leen koy envoyé directement ngeen seetaan ko. Sama gars yi tey akama baax taxaw seetlu bi muy daf koy def comme d'habitude ci fan yi nga xamante ni moom lay defee taxaw seetlu yi, muy si fait d'actualité yi nga xamante ni moom mooy am. Sama gars yi akama baax bëgg na ngeen di def benn taxaw seetlu si fait d'actualité yi nga xamante ni moom mooy am ci biir réew mi ak état bu Sénégal ak Macky Sall actuellement nii fi nga xamante ni foofu lay xiirtal population bi, li ci gën a bëri mooy jeunesse bi. boo leen xoolee actualité yi nga xamante ni am na fi si affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak coow li nu mu bëree ak couvre-feu bi ak dëkk bu metti bi yëpp ak politiciens yi sorti bi nga xamante ni def nañ ko song ko réseaux sociaux yi, ngay gis ñoom ñëpp fi ñuy orienté débat bi ak fi ñuy orienté population bi ak fi ñuy orienté jeunesse bi. sama gars yi boo leen jàngatee ñoom ñëpp fi ñuy orienté jeunesse bi mooy si foo, ñoom ñëpp fu ñuy orienté jeunesse bi mooy si cakaay, ñoom ñëpp fi ñuy orienté jeunesse bi mooy ci bégee. parce que ñoom boo xoolee li ñuy jàngatee affaire bi politiquement fi ñu ko bëgg a wéer mooy nit ñi tëj bi ñu leen doon tëj moo leen filtré loo nit ñi dëkk bi. lu tax ñoom ñu gën a filtré nii mooy ñoom fàtte nañu sax nit ñi li leen gën a poussé ñu réagir mooy injustice bi nga xamante ni moo am ci biir Sénégal. ñoom fàtte nañ ñi sax nit ñi li leen gën a poussé ñu réagir mooy koom-koomu Sénégal bi ñuy jël di ko sax-saaxee. fàtte nañu sax Sénégal boo leen xoolee la xew Gàdjaga nga xamante ni teenu gaz yi nekk foofu noonu, teenu gaz bi ça fait presque 3 mois teenu gaz bi mu ngi tàkk jusqu'à présent ba fi may wax ak yow nii teenu gaz bi fayagul mu ngi tàkk ba léegi. léegi nañ leen dem rek tuuti si ginnaaw avant teenu gaz boobu di tàkk, est-ce que buñ leen noxoon Sénégal am na dëkk yi si village yi fuy génnee gaz ñu koy produire sénégalais dinañ ko gëm. sénégalais duñ ko gëm, xamuñu si woon dara, yëguñu tinuñu, te pourtant ñu ngi fa doon produire gaz. léegi gaz boobu depuis combien de temps ñu ngi koy utiliser te sénégalais yi xamuñu si dara. léegi tàkk-tàkk boobu noonu moom moo informé sénégalais yi ñuy door a comprendre li nga xamante ni moom moo fa xew. te sama gars yi pour ngeen xam ni politiciens yi ni ñu mënee naxaate, gis nga boo leen xoolee affaire Clédor Sène, boo xoolee affaire yi nit ñi dañ koy yemale selon si affaire Ousmane Sonko, te fekk gis nga boo leen jëlee la cas de Clédor Sène dafa dépassé affaire Ousmane Sonko. parce que Clédor Sène bi mu commencé di dénoncer si pétrole Sénégal, si gazu Sénégal, si zircon Sénégal, si feeru Sénégal dafa yàgg trop. Clédor Sène mu ngi wàcc sur terrain bi di dem ci village yi ak ay caméra am di def ay sorties yu am solo yoo xamante ni mu ngi doon wan sénégalais yi lu leer nañ, te amul benn diffamation boo xamante ni Clédor Sène def na ko si ressources Sénégal yi. léegi gis nga affaire Ousmane Sonko benn occasion la bu état bi profito jàpp Clédor Sène pour mën a tëj làmmiñam ci côté boobu. sama gars yi pour ngeen xam ne politiciens yi yab bi nga xamante ni dañ ko yab sénégalais yi. léegi bi sénégalais yi réagiré politiciens yi ñoom nan lañ ko fajee, léegi moo leen xoolee Macky Sall li mu njëkk a def mooy dañu njëkk a jël Matar Ba génn def sorti ubbi làmb ji. léegi bi muy ubbee làmb ji pour nga xam ne ñii deal bi nga xamante ne si la ñu nekk, ban promoteur ngeen si njëkk a dégg mooy Gaston Mbengue, promoteur de l'état nga xamante ni nguur gu fi ñëw Gaston Mbengue topp la di la ragal sa ginnaaw, loo wax mu ne gonga, ndax Gaston Mbengue ku nekk xam ni gëmul dara lu dul xaalis. Gaston Mbengue xaalis amu ci daray ngor, booy wër ku ñàkk ngor ci wàllu xaalis ba yem ci Gaston Mbengue rek jàppal. nga gis bi ñu waxee noonu rek li ñu njëkk a indil mooy face à face Eumeu Sène Lac de Guiers 2. face à face boobu la ñu njëkk a indil sans publicité sans délai, si benn diir bu gàtt la ñu ko indil muy le 4 avril.
c'était juste noonu rek pour orienter population bi feneen ki nga jiite du kenn ku dul Gaston Mbengue mi nga xamante ni moom ba mu jógee dëkk ba ñëw ndakaaru li mu njëkk a def ci doomu jullit mooy ubbi baar di jaay sàngara ndax xaalis. sama gars yi pour ngeen gën a xool ñii politiciens yi yab bi nga xamante ni yab nañ ñu ko suñu santé concerné wu leen suñu wér-gu-yaram concerné wu leen seen yoon nekku ci lenn kese moo leen concerné muy nañu nelawal population bi comme ça ñun ñu mën a dérouler suñu programme politique bi nga xamante ne si la ñu nekkoon muy politique u naxaatekat. léegi gis nga ñu dem ba mu neex leen ñu xëy si benn jour rek après dindi couvre-feu bi dindi état d'urgence sanitaire yi dindi lépp nga xamante ni ñoom seen couvre-feu bi ñu doon wax gëmuñu ci woon dara yeneen contre lañ ci doon lijjanti wante du santé sénégalais te lii la preuve mooy lii moo ko wane. sama gars yi pour ngeen xam politiciens yi ak Macky Sall ak nguuram nit ñu yabee ak genre Antoine Diome yooyu mu àndal ngeen xam politiciens yi nit ñu yabee ñu jëlaat maître Moustapha Ndiaye bu ministère de l'éducation te mu nekk ci Macky 2012 gis nañ ko mu ne moom dafay def population bi jeunesse bi appel pour bu ñu leen woowee ci beneen deuxième vague boo xamante ne dina ñëw ci ay manifestation comprendre nga ma la pour bu ñu woowee jeunesse bi bañ a jóg nee na moom comme ministère de l'éducation la nekk dafay conscientiser jeunesse bi. te moom maître Moustapha Ndiaye bu l'éducation nationale boobu noonu barka Dembo Ndiaye bi école privée yi di toroxal jeunesse bi di toroxal ay xale yu ndaw ay parental di leen fayloo ay 3 mois de salaire yoo xamante ne xale yi jànguñu ko moom bi mu ñëwee ci plateau télé yi ñu ne ko maître Moustapha Ndiaye en tant que ministère de l'éducation ban taxawaay ngeen ci am dañ ci dégager seen responsabilité ne ñoom loolu seen yoon nekku ci sacrifier ay xale yu ndaw nga gis ba école tijjee bëri na xale yu nekkoon ci privé bi ñu si bëri seen parents yi dañ leen génnee utiwaat yeneen école publique yu ñeen di mën a orienté ndax problème mu 3 mois de salaire boobu ñu bëggoon leen fayloo si par force. te boobu maître Moustapha Ndiaye bi moom Moustapha Ndiaye bu ministre de l'éducation waxu si yéeyu si yàbbi si dafa ne yoonam nekku ci dégager si responsabilité am tey mu ne moom mooy conscientiser ay majeurs te sacrifier ay xale barka Dembo Ndiaye. sama gars yi ba tey ñu demaat ci ñoom politiciens yi seen logique bi ñu nekk ñu ñëwaat gis ku mel ni Yakham Mbaye publiquement mu taxaw ne waa Pastef dóor nañ ñu ngàdd mais seen ngàdd biñ ñu dóor ñun dinañ fayu. xoolu yëfu band yooyu nan la borom càkk di demee di xeex ak borom baatu neen ba ne yow da ngay fayantoog ak waa Pastef yow mi yor pouvoir amoo looy def ak waa Pastef mooy damay xeex ak ñoom damay fayu. léegi fayu bi mooy lan mooy seen fayu léegi fayu bi mooy ñu jël capitaine Touré nëbb ko jant bi mënatul wax ne Ousmane Sonko yow dossier bi bul ci waxati léegi Ousmane Sonko amul droit wax capitaine Touré mënatul génn di defaat ay sorties ñu ne daam bi Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon bi bul waxati ne jëkkëram yow na nga tëj sa làmmiñ ci dossier bi léegi libéré Adji Sarr ak comédien bi maître El Hadj Diouf ñoom ñaar ne leen wax leen ci dossier bi. sama gars yi xam nga lan la ñuy jublu ci wax boobu noonu sorti Adji Sarr mooy pousser Ousmane Sonko pour mu wax ci dossier bi bu Ousmane Sonko waxee ci dossier bi ñu ne Ousmane Sonko dafa violer texte yi bu ko defee défendre Ousmane Sonko dootul yomb parce que dañ naan Ousmane Sonko fi ko yoon tënkoon moom bii paa nag Ousmane Sonko moo tooñ léegi jëli Ousmane Sonko def ko sur mandat dépôt directement wante loolu même boo leen ko essayé waatee di ngeen gis lu gën a pire li ngeen gisoon gaa yaa ngi toog di leen xaar. pour ngeen xam ne ñii ni ñu nekkee ci ay caaxaan sama gars yi xanaa xamoo leen ni sorti Adji Sarr xam nga lan la confirmer dafa confirmer dossier Adji Sarr Ousmane Sonko dossier bu vide la dossier bu oyof dossier boo xamante ni dara nekku ci te la preuve mooy ñoom jël nañ dossier bi téye ko ba pare léegi di recherche waat yeneen pièges yu ñu mën a dugalee Ousmane Sonko ci biir kaso bi mais pas ay affaire viol tax Adji Sarr confirmer na ko moom. sama gars yi ngeen gisaat ba tey sorti Adji Sarr ngeen déglu ko attentivement mais pour ngeen comprendre sorti Adji Sarr foog ngeen dem ngeen jël plainte Adji Sarr ngeen méngale ko ak discours Adji Sarr gis nga Adji Sarr sorti bi mu def xam nga lan lay leeral gis nga faute yi nga xamante ne dafa am ci plainte bi ak li nga xamante ne moom la rapport médical bi wax Adji Sarr ci yooyu la ñëw di ci indi ay tontu boo leen dégloo discours am yépp tontu yi lan ak lan la. rapport médical bi nee na Adji Sarr bañ ko déverser dafa yàgg
Adji Sarr ñëwaat ci sorteem ne moom ba ko Ousmane Sonko xojee si suuf la ko tëral sama gars yi looloo nekk ay caaxaan Ousmane Sonko mais ku ñuy xoj mooy kuy résister ban góor mooy dugg si benn milieu fekk fa table bu nit mën a tëdd te du gaañu mu jël xale bu jigéen di ko tëral ci ay karo loolu kuñ ko wax yow sa war nekkee nit sax est-ce que war nga ko gëm est-ce que comprendre nga mais pour ngeen xam ne toujours Adji Sarr bon bi nga xamante ni bon na ko nee na Ousmane Sonko ba mu ko tëralee suuf dafa jël huile bi mu ko doon maasee sotti ko après sëy moom ci ginnaaw xoola waxu dof yooyu noonu Adji Sarr di wax ñu ne ko kañ la woon loolu mu ne 2020 est-ce que xam nga pourquoi Adji Sarr choisir 2020 bi pour justifier confirmer li rapport médical bi ne kii bañ ko déversé yàgg na moo tax moom mu jël affaire bi yóbbu ko 2020 léegi Adji Sarr nee na dafa vierge nee na si 2020 jour boobu la ko Ousmane Sonko dévergé léegi jour boobu ba ko Ousmane Sonko dévergé moom nee na toogaat na fa ay jour léegi si guddi googu nee na ba mu dajalee bagages yi moom Adji Sarr moo ko wax si discours am moo ànd ak waa salon bi dem si Brioche Dorée bi jëndal leen reer si ku ñuy door a dévergé sooxul deret takkul raamul kenn jëlewu ko fa kenn fekk ko ci biir kii bi mu ànd ak ñoom dox tranquillement si guddi gi dem jëndi reer après door a ñëw nag yónni beneen fii bi mu indil ko ay bagages am mu door a ñibbi seen dëkk moom parce que nee na foofu Ousmane Sonko xamu ko mais Adji Sarr moo yàpp sénégalais yi mais Adji Sarr rek moo yàpp sénégalais yi sama gars yi ba pare ñu ñëwaat si Adji Sarr Adji Sarr nee na moom si biir sortie bi nee na Ndeye Khady Ndiaye bi mu koy woowaat daf ko ne massage corps à corps yi fa amoon nga xamante ne da ngay summeeku yaramu neen body comprendre nga loolu amatu fa moo tax moom mu ñëwaat ci salon bi kon moom avant muy quitter salon bi massage yooyu amoon na fa te moom Adji Sarr mu ngi fa woon di liggéey massage yooyu noonu wet di wuti dara pour ngeen xam Adji Sarr bon bi nga xamante ne Adji Sarr bon na ko Adji Sarr nan la ñuy jëlee Adji Sarr ci biir discours am nee na moom dafa dem ci capitaine Touré nekk bëgguma suñu waa kër xam ni man damay liggéey massage si koo xamante ne xale bu ndaw ay ati at yaa ngi liggéey massage te seen waa kër xamuñu sax yow lan ngay liggéey xoola boobu ñàkk kilifteef Adji Sarr ñëw def discours bu waxee frère am nga ne kuy frère am mu ne Sidi Ahmed Mbaye koo xamante ne ñoom ñaar dox daje la du benn mbokk Adji Sarr boo gis du benn mbokk Adji Sarr boo xamante ni confirmé nga ko bi coow la jollee ñu jotoon génn si réseaux sociaux yëpp ba indil ñu raabi bi parce que ñun raabi bi xamuñu ko woon moom après moo confirmé raabi bi ñooñu liñ ko waxal ci mbon yëpp ci mën a fen ci mën a sos si lépp Adji Sarr moom la ñëw confirmé ko si biir sorteem sama gars yi pour ngeen xam Adji Sarr nu mu bëree ay caaxaan est-ce que comprendre nga léegi nag état bu Sénégal bu cuune bii nii léegi di mooy si loolu noonu yu ñàkk fayda yi nee nañ ñoom pour yàq deru Ousmane Sonko pour ngeen xam suñu nguur yi nii ni ñu cuunee nga dem jëliwaat benn Lat Diop bu Lonaas ku nit ku foo ba mel ni Lat Diop man mosuma ko gis Lat Diop di nax waa Géejawaay di wër di joxe ay don di dem ba Touba di joxe ay verre miop ne dafa bëgg a jiite Géejawaay ñu jël ko dugal ko Lonaas Lat Diop ne moom yoonam nekkatul ci Géejawaay parce que léegi mook Alioune Sall nice na léegi affaire bi léegi ça va quoi léegi naan moom li leen daloon dootu leen dal bis bu affaire bi déclenché waatee ñoom dañuy jóg jàmbaarloo léegi ñan lay jël pour ñu jàmbaarloo mooy xeetu mbër yu ñàkk jom yooyu mu recruté woon joxoon leen ay armes ak ay ngàndaay ñoom waa APR ñu recruté leen jox leen ay ngàndaay ak ay armes ñoom xeetu mbër yu ñàkk jom yooyu noonu ñoom ne ñu fas yéene waat recruté waat pour ñu génn jàmbaarloo mais da ngeen di caaxaan rek deuxième vague bii nii di ñëw bu leen ñaan yàlla sax mu yegg si gis nga ku ñuy fay xaalis muy xeex bokkul ak kuy xeex ndax conviction bokkul ak kuy xeex ndax ambition gis nga ku ñuy fay xaalis muy xeex mu ngi xalaat nan la xeex bi di jeexee pour mu lekk xaalisam bu xeex bi tàngee jëre sax day daw bala fa mbaa mu sacrifier la kii xeex nag ndax ambition ndax benn conviction kooku léppam lay joxe du sax hésiter te xaar leen rek ba ñu yegg foofu rek ñaan leen yàlla rek ba ñu yegg foofu di ngeen ci xam dara nga gis Lat Diop moom noonu nee na moom day conscientiser jeunes yi te Lat Diop Lonaas moom moo dem lëkkaloo ak ay yeneen këru liggéeyukaay yooyu liggéey si loterie indil ñu fi ay xoos di jàngal xale yu loterie carte xaalis ba nga xamante ni boo amul temps sax mën nga carte xaalis yow c'est sa téléphone portable nga ne yow da ngay conscientiser population bi da ngay conscientiser jeunesse bi nga jàngal leen carte xaalis ak loterie ba pare naan léegi da nga leen préparer pour bu affaire jógee ñoom ñu ñëw xeex bi
ngeen xam suñu njiit yi nu ñu nekkee ay caaxaankat dëgg. bu mu leen mës a bett ñu xëy suba teel ubbi stade yi organiser waat nawetaan yi bu mu leen mës a bett ñu xëy organiser waat ko pour gën a mën a orienter population bi si beneen dimension. mais gis nga yéen population bi gis nga fii nga xamante ne ñoom ñu ngi leen ciy woo bu leen mës a fekk foofu ñu leen di woo si terrain làmb yi ñu leen di woo ay Modou Lo ak ay Ama Baldé ak ay Eumeu Sène ak ay Lac de Guiers 2 bu leen mës a dem si genre débat yooyu noonu parce que ñoom mbër yi nii ñoom ñuy woo ñoom mbër yi heure bu ñu amee combat yéen jeunesse bi la ñuy woo ngeen leen di supporter bañ na ko ba mbër yi bañ leen bëggee bëreloo huis clos ñoom dañu bañ. te pourtant barka Dembo Njaay bi jàmbaarloo yi amee fii ñuy rey ay jeunes di rey ay jeunes yu ndaw a ndaw ñii ñu leen di jam paaka ñii ballu pistolet rey leen ñoom mbër yi kenn déggu leen woon te kenn gisu leen woon. il fallait nit ñi génn ci réseaux sociaux yi xas leen yàkkal leen lu mel ni xeme ñoom ñuy door a génn di def ay sorties pour nga xam bon bi mbër yi bon rek ak ñàkk jom bi nekk ci ñoom la preuve rek lay wane seen ñàkk jom ñoom ngay fay kase 100 millions ñuy sàkku ndimbal 100 millions nga leen di fay kase ñu toog ci plateau naan maa ngi woo diw làmb dafa metti dañu fay la 100 millions ngeen gis nga ñii nii bu leen mës a sonn ndax ñoom concentré wu leen ci Sénégal viser seen objectif Adji Sarr bu mu leen mës a déranger seen combat ci réseaux sociaux yi ngeen continuer sensibilisation bi préparé wu dem bindu ji am ay carte xaaru élection yi ba pare vigilant trop di ñaan jeunes yëpp ñu vigilant concentré wu ci li nga xamante ni Macky Sall moom la diggee obligé ko poussé ko li mu diggee yëpp mu respecté ko. sama gars yi tey akamaa baax lii la fi indi woon ci taxaw seetlu yi di leen joxaat dig daje ci beneen samedi. di leen wax nag ngeen dem YouTube di bind Akama def espace bind baax comme ça ngeen gis vidéo yi partager bagage yi mu gën a yaatu jaa ngeen jëf sama gars yi